yi asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bismillah ci xibaar yi li ci gën a fës fële ca Podor ak daay moo fa tàkk ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan di leen fa dem ànd fa ak suñu ndaw di Ousseynou Diop fii ci Ndakaaru maire ba di Barthélémy Dias di doon ko létt ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre kon verdict bi doon ko dàq rek troisième chambre criminelle bu tribunal bu Ndakaaru moo jël boobee dogal moom Barthélémy Dias xëyoon na ngir dem fa wante laata mu yegg la dogal ba wàcc ngir rek kon ñu daal di koy toxal loolu nag mi ngi dox ci diggante mbiram Ndiaga Diouf ca jamono jooju ñoom waa Yewwi Askan Wi seen mandataire déposé na recours jëm kon ci conseil constitutionnel ginnaaw bi direction générale des élections nag daal di rejeté seen liste majoritaire bi nekk ci Dakar ndax dañoo jàpp ni respecté loi bi jëm ci wàllu parité ca Thiès étudiants yi université Iba Der Thiam ñoo génnoon doon manifester di ñaawlu rek yéexaayu liggéey foofa ca daara ju kawe ja ndax dañoo jàpp ni rek sànce yi ba léegi mënagul pare te bëgg nañ kilifa réew mi daal di ci àddu ci nam gën a gaawe wàllu tàggat yaram dina ci ñëwaat ak Cheikh Tidiane Diaw su ngeen taxirloo ñu yaatal xibaar yi. tiis ca département Podor rawatina kon ca commune bu nekk ca diwaan ba li ko waral nag moo ay daay gu fa tàkkoon ñeenti doomu aadama ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ba tax na kon ministre bu wàllu enseignement supérieur nekkit maire bu Ndioum di Cheikh Oumar Anne moom xëy na fa ànd ak gouverneur bu Dakar gouverneur bu Saint-Louis ngir rek masawu njaboot gi demit fa mbir ma daal di amee ñi ngi ci ligne bi ak suñu ndaw ñu fa teewal di Ousseynou Diop lu mën a jàppaat leneen ci jëye jooju am ca diwaan boobu Ousseynou. waaw ni nga ko waxee rek noonu la xam nga démb lakk bu metti moo am ci département bu Podor lakk gi nag mën nañu jàpp ni li fii daal di faatu ci ay bàyyi ma toll ni ci ay téeméer ak lu teg ñi nga xamante ni nag ñooy doomu aadama yi ci faatu ñeent la ñoom fii lañ leen andi woon ci hôpital bu Ndioum moo tax sax kilifa yi nga xamante ni njiitu réew mi président de la république daan na leen di yónni ñoom seen i bopp du daal di ñëw nemmeeku famille bi nga xamante ni tey dañu nekk ci jaaxle waaye tamit am na ay ak kenn koo xamante ni dafa blessé boo xamante ni blessé bu metti la Cheikh Oumar Anne moo jiitee délégation bi ànd ak gouverneur de la région bu Saint-Louis ñëwoon fii ci Ndioum ñu daal leen di teewlu ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko. kenn moo fi nekk ci gaañu am nañu ñeenti ñu nga xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan defe nañu levée du corps bi ensuite dinañ leen rob tey gouvernement bi préfet ak gouverneur depuis démb ñu ngi xool mbir mi nu mu topp ànd seeg ñoom ak ñuy sant ñëpp corps médical bi di sant maire bu Dodel ak maire bu Dunga ñoom ñu ngi taxaw bàyyi seen yëpp taxaw représenté président jokkalante ak ñun jokkalante gouvernement bi depuis démb ba léegi président mooy mu ngi laajte fu ñu toll di wax ak naag gouverneur wax naag ministre yi xool lépp lu nga xam ne luñ fi teg bu ñu ñëwee ñu ngi doon egsi dinañ waxtaan ak njaboot gi lépp. kon mi ngi noonu ñi nga xamante ne dañu faatu fii lañ leen andi woon ci hôpital bu Ndioum ki ci am blessé itam muy blessé boo xamante ni bu metti la fii itam la nekk ci hôpital bu Ndioum mu nekk nag mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la di lakk goo xamante ni mi ngi am ci département bi démb ba léegi nag mënuñu jàpp ne askan wi ñu ci bare dañu nekk ci tiis. jërëjëf ñu Ousseynou ñu masawu njabootu ñi loru ña ci boobee lakk kon di daay gu am fële ca Ndioum ci ngoon dinañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo ci sunu xibaar yi fii ci Ndakaaru tribunal bu Ndakaaru ñu ngi doon xaarit mu daal di jël dogal jëm rek ci mbiram Barthélémy Dias min jiñ na dafa boom Ndiaga Diouf loolu nag mi ngi amoon ëpp na ñaar fukki at ren nag kon lañ ko doon rek attewaat ginnaaw kon bi Barthélémy Dias daal di interjeté appel wante lii di chambre criminelle troisième ba moom nag dàqaan na boobee dogal ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ginnaaw kon élection législative yi ñu dëgmal loolu nag kon avocat yi nga xamante ni ñoom ñoo koy layal ñoom it daal di ci àddu di fàttali ni Barthélémy Dias kon fekkeewu lu ni mel ba mu xëyee këram doon dem ca tribunal ba yéex na yéex goo xamante ni laata mu fay egg kon dogal bi daal dinay wàcc ñu ànd ci ak Habib Faye ak Alioune Diagne. tribunal bi fees dell ak ay takki der ñu aar ko ci wërngal gi lépp ba léegi xel yi dalatul woon benn yoon ci verdict gi ñeel procès en appel bu Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf bi jege saay ci le verdict bi daanoo beneen renvoi dikkaat. dañuy proroger délibéré bi au 21 septembre léegi am na ku ma laaj léegi ne lu tax nu proroger ko dama ne loolu ñun mu ñu nekk ci xelu magistrat yi
suñu ko prorogé ñoom ñoo tax ñoo xam lu tax xëy na peut-être que dañu bëgg a saytuwaat bu baax dossier bi xoolaat bu baax parce que waxoon naa leen ko suma point de presse nit koo xam ne enquête bi amuñu benn élément boo xam ne mi ngi prouver culpabilité am enquête balistique bi nga xam ne mooy tax en matière criminelle ñu muñ a condamné nit kooku daf ko setel wecc ñu ne bal yi nga xam ne dañ ko gis si kooru victime bi Ndiaga Diouf ñu ne bal yooyu jógewul si arme bi nga xam ne Barthélémy Diaz boo ko yore. Maître Ousseynou Fall mooy layal kay ndey ji réew bokk moomeel bu ville bu Dakar 2 fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar gañ ko renvoyé lu baax la. contexte rejet liste bi ak contexte social bi parce que situation politique bu ñuy traversé nii ñu fi situation délétère dëkk bi dafa mel ni amatul autorité ku nekk day def lu ko neex dañu nekk benn situation explosive fu mu nekk nii dëkk bi dara doxul situation chef kooku mënu ma leen ko wax mais dara doxul si dëkk bi mais kenn respectul dara kenn respectul kenn respectul benn institution yaakaar naa ne nag institution judiciaire bi dina am magnanimité pour jox dëgg Barthélémy Diaz. ca fàttali moom ma nekkoon maire mu Sacré-Cœur moom moo dugaloon sax li dikk appel ngir rek ñu setal aw deram ci biir mbir bi ko boole ak Ndiaga Diouf ay l'avocat moom ne seeni client defu ci lenn ca fàttali rek ñay layal kii di victime bi di Ndiaga Diouf ñoom mujj ñoo teew ci tribunal bi. jërëjëf Habib di fàttali ni kon Barthélémy Diaz ca mairie ba la mujj dem ginnaaw kon ba mu jaaree ci avenue Blaise Diagne ba am na jàppante doxoon ci ay militant ak ñu Bamba Fall fële ca Médina ba tax na kon ñoom ba demee fële ca ville bu Ndakaaru ca mairie ba fa lañ mujj def déclaration den ci ñëwaat ci ngoon ak suñu ndaw lañ fa yebal di Cheikh Diop ca jamono jooju it ca ville ba léegi conseil constitutionnel kii di Déthié Fall nekk mandataire bu Yewwi Askan Wi xëy na fa dem déposer ji recours jëm rek kon ci daal di ñaawlu li ñu rejeté seen liste majoritaire fii ci Ndakaaru ndax dañoo jàpp ni waa direction générale des élections dañoo jàpp ni kon liste bi respecté wut lii di parité te loolu njuumte la goo xamante ni ñoom waa coalition bi ñoo ko def te nangu nañ ko ndax démb ci guddi bi ni def seen conférence de presse bi firndeel na ni njuumte la lu jóge ci boobee coalition. fële ngeen xamante ni moom mooy ca Karantaba maire ba moom dafa jàpp ni rek waa Yewwi Askan Wi respecté woon Sénégalais yi rawatina Barthélémy Diaz mi buuroon ne kon day dem ca direction générale des élections ginnaaw kon ba jaxasoo amee seen i liste li nu bëgg mooy ñu daal di tuub li ñu def xam ni ab manipulation rek lañ ci jublu woon te loolu ñoom ne nan du nangu ñuy taal dëkk bi wala di fi yee fitna ñu déglu ko ci micro Bakary Konté Xaali Jàmme ci ñaawlu yenn kàddu yu jib ci mbirum élection bi ba ñu déposé parrainage yeeg ak demande ak candidature yi gis nañ keroog ku mel ni Barthélémy Diaz xaw a jàppanteeg policiers yi ci direction générale des élections gis nañ tamit kaddu yu mu yëkkati muy kaddu yoo xam ne yu xaw a doy waar kaddu na fitna ndax keroog ku ko toppoon ndax mu ngi doon woo ndaw ñi ñu génn jàmmarloog takk der yi keroog loolu bu ko jënee si ndaw ñi toppoon musiba am yàlla def na. génn na mën naa wax ne dëgg génn na dëgg feeñ na ndax ñoom seen biir Yewwi Askan Wi ñoo mujj wax ne problème bi ñoom si seen biir la kon boog Barthélémy Diaz bu ñu ko bàyyoon wala Sénégal yi toppoon ko taal na réew mi ndax intérêt boppam politiciens yi nañu lu ñuy dox nañ ko dox ci dëgg lu ñuy dox nañ ko dox ci jàmm ñu bàyyi fitna bi nañu bàyyi di manipuler askan bi ndax comme li ma ko waxee rek dëkk bi jàmm la laaj ñu ngi ñaan classe politique bi muy Barthélémy Diaz muy waa Yewwi Askan Wi muy Benno Bokk Yaakaar ak kenn ku mu doon ñu bàyyi fitna bi ñu bàyyi manipulation bi ñu dem bàyyi Sénégalais yi ñu décider de manière ni ma ko waxee ci jàmm tànn kuy nekk seen député tànn tamit kuy am seen majorité au niveau de l'Assemblée nationale ndax liggéeyal réew mi moo war a nekk mën naa wax ne pas-pasu bépp politicien.
ca Darou Moussi des ci wàllu politique ba léegi ki jiite kon mouvement bi di waajal ëllëg moom daal di ne kon nee na jóge na ca Benno Bokk Yaakaar dem ca Yewwi Askan Wi ndax dafa jàpp ni wegun ko ca mouvance présidentielle bi loolu nag mi ngi ko xamle ci rek meeting boo xamante ni ma ngi ko amaloon fële ca Darou Moussi ñi mu ànd ak it leen bëgg mooy rek kon ñu gënoon ko jox cër ci coalition bu président de la République beneen yoon deen ci ñëw ak suñu ndaw Pape Balla Gueye ak Talla Samb tëj wàllu politique dem ca Thiès université Iba Der Thiam ndongo yi ñoom ñoo génn di manifester li ko waral nag mooy dañoo jàpp ni daara ji jumtukaay manqué na fa rawatina tabax yi nga xamante ne fa lañ war a jàngee chantier yi yàgg nañ ba léegi nag lettuñ leen wala ñu firi leen te loolu bëgg nañ kilifa yi indi ci saafara ci nam gën a gaawee Cheikh Anta Diop say la teex mbooloo mu takku di ay étudiants université Iba Der Thiam ànd ci ak personnel université bi doon dox ci mbedd Thiès yi doore ko ci buntu lycée Malick Sy ñi ngi yor ay pancarte ak i banderole di fësal ne sonn nañu lool ndaxte ay at a ngeen ni ñuy xaar ñu àggali liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sumboon ci université Iba Der Thiam bu Thiès waaye boobee ba léegi de daa tagga témbe gis nañ ne état bi livraison partielle lañ ñu bëgg a defal te ñun total lañ soxla kon loolu noonu dafa nekk loo xam ne ñoom dañ see war a taxaw si mu saafara wu benn yoon parce que université bi dafay manque en nombre alors que infrastructure yi nga xam ne moo war a accueillir étudiants yi ba léegi doyagul kon loolu noonu dañ siy woo responsabilité autorité yëpp ñu xam ko daaw on était aux environs de 5000 étudiants ren ñu ngi dugg ba ay 8000 étudiants alors que université bi ñaari pavillon la am ba léegi salle de classe yi doyul infrastructure yi doyul laboratoire yi amul. loolee sax moo leen gën a metti ndaxte nee nañ toog nañoo kilifa yi ay yooni yoon waaye daa mel ni liggéey bi ba léegi dara sotteegu ci. après ba ñu defee suñuy grève ay débrayage ak lu si aju ñu ne tey nañu wàcc si tali bi def suñu marche pacifique bu ko defee ñëpp xam ne université de Thiès mu ngi en souffrance. doxam ñaxtu bi nag ñu jeexale ko ci auditorium bu université Iba Der Thiam bu Thiès foofee sax étudiants yi taxaw nañ fa ab diir def fa ab sitting ngir ñaax na gouvernement bi liggéey yi nga xamante ne moom la ñu sumboon te àggul ñu àggale ko ci université Iba Der Thiam bu Thiès. fële ca Casamance ginnaaw kon ba fa l'armée bi defee liggéey bu am solo jëm kon ci sécuriser zone ba daal di rek kon démanteler it zone yu bëri jëm ci foo xamante ni rebelle yi ñoo nekkoon léegi nag kilifa yi li ñu bëgg mooy ndel yi ñu daal di leen di sempi ñu tuddee ko kon opération de déminage ci Djibélor lan lancé yooyu activité ci njàppandal Union européenne gouverneur ba moo ko teewoon moom Géej Diouf ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. ginnaaw bi état du Sénégal ak acteurs yépp liggéeyee ba jàmm bi commencé ñëw ci région bi ñu ñaan yàlla mu gën a sax te gën a dëgër population yooyu dañoo engagé benn processus fasaat yéene dellu ci seeni gox pour continuer activités yi ñu nekkoon di def foofu di continuer di dund ci seen terroir parce que foofu la ñu xam loolu nag état du Sénégal moo ngi jàppale population yi pour ñu dellu ci seeni gox yooyu mais dafa am ay préalable ya nga xamante ne tant que amul dellu ci dëkk yooyu du mën a sotti muy sécurité bi état du Sénégal moo ngi def kemtalaay kattanam à travers armée bi pour que l'armée bi mën a sécuriser gox yooyu nga xamante ne ñoo gënoon a am jafe-jafe ci conflit Casamance bi pour que population yi mën a dellu ci jàmm état du Sénégal moo ngi accompagner population yi ci defaraat seeni dëkkuwaay moo ngi leen di accompagner pour créer ay conditions favorables moo ngi defar ay école foofu moo ngi fexe ndox am foofu moo ngi fexe wér-gu-yaram am foofu loolu yépp mu ànd ci ak partenaires techniques et financiers yi nga xamante ne ñoo koy gunge pour que Casamance mën a am jàmm définitivement loolu ci loolu la ñu tëgg projet bi nga xamante ne mooy projet ARC te humanité et inclusion taxawal ko Union européenne financé ko pour que ñu mën a dindi mines yi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf si te mu mën a indi gàllankoor population yi bu fekkee dellu nañu ci gox yooyu.
ñu dem fële ca Bambey jëm rek kon ci njiw mi waa ISRA di institut bi ñu dénk rek wàllu recherche ci mbay ñoom nag ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan ba li ni xaar ci njiwu ñoom it ñu góorgóorlu ci ba variété yi baykat yi mën cee jot tamit nam gën a gaawee rawatina kon bu bët sébbee muy loo xamante ne ngëneel la ci mbay mi Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. ñuy dëgmal nawet bi mu jaadu ñu wax ci li nga xam ne moom mooy jiwu. mu mel ni fi mu nekk nii ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu jiwu fi mu nekk li seen mébét mooy fexe ba Sénégal di am jiwu bu doy wu nga xam ne dina sax mën di ko yóbbu ca bitim réew di ko fa jaay. Enfin au Sénégal daañu mun assurer l'autosuffisance alimentaire en semences mais au-delà se permettre même des réserves stratégiques pour les semences. mais également être un exportateur net de semences. mu di objectif boo xam ne nii mën naa ne bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu ISRA institut de recherche agronomique. noonu ISRA pour mu produire 65 tonnes de semences de pré-base d'arachide mais am na tamit yeneen spéculation yoo xam ne ni bokk na ci programme bi mais gerte gi moo nekk lu ñu gën a fësal. li gën a am solo sax ci mbir mi moo di ñi nga xam ni mooy xeltukat yi yematuñu rek ci xeltu jëm ci wàllu jiwu gerte yeneen jiw yi tamit ñu ngi ciy liggéey. pas de variété yi nga xam ne ni moo amoon ci muy ci gerte gi ak ci yeneen spéculation yi ñu koy waxee ci ñebe bi ci maïs bi ISRA dafa créer tamit ay variétés yu bees pour mën a augmenter aussi rendement yi mais mu nekk tamit ay variétés yoo xam mën nañu ko considérer sax à double usage parce que su nit yi jëlee graines yi mala yi tamit mën nañu valoriser fourrage. loolu nag duñ ko mën a matale fekk jëmuñu ci wutal leen jumtukaay yu doy ak ndox moo xam ne ni dinañ ci mën a sukkandiku. ñu dem ca Mbour foofu nag waa SYTJUST di syndicat bi ëmb ñii di greffier yi ñoo fa doon amal ab ndaje di xool rek tolluwaayu seen ab liggéey bëgg nañu aussi ñu daal di koy ñoŋal ñoom greffier yi muy conclave boo xamante ni daal buñ génnee lan cay xaar mooy kon taxawaay bi it gën a am solo rawatina kon ci tribunaux yi ndax ñoom dañoo jàpp ni ñi ngi def liggéey bu am solo te bëgg nañ ñu gën leen a wekk maître Boun Aya Malick Diop moom mooy secrétaire général bu SYTJUST ñu déglu ko ci micro sunu ndaw ca Mbour di Abdourahmane Diallo. duñ fi ñëw nekk ab si benn lël boo xam ne mi ngi soqeekoo ci direction des services judiciaires bi nga xam ne ki ko jiite mooy magistrat bi nekk sama wet muy Abdoulaye Ndiaye. pour nga xalaat nan la ñu mën a def ba liggéeyu benn service bu am solo ci biir justice liggéey boobu daal di ñoŋ. service boobu nag mooy greffe ci la greffier yi nekk ci la secrétaire yi nekk waa direction des services judiciaires dem nañu dugg ci réew mi yëpp fu greffe bu nekk dugg nañu fa déglu nañu greffier yi déglu nañu acteurs yi nekk ci biir greffe yi déglu nañ leen bu baax loolu ñu fa jëlee nag la ñu dajale def ko rapport toog fii di ci waxtaan pour génne ci ay xalaat buñ ci génne ay xalaat jël ci ay dogal yoo xam ne duñ koy jox gouvernement bi ki nga xam ne nag mooy buntu gouvernement bi ci justice muy garde des sceaux pour ñu jël ci daal ay motuwaay yoo xam ne liggéey bi ci biir ëttu attakaay yi surtout ci biir greffe yi day nekk liggéey boo xam ne day sedd xolu justiciable yi. waa jafe-jafe yi xaw na bëri waaye nag waxtaan wax dëgg ci la ñun dey syndicat bi nga xam ne ñooy SYTJUST ñaxtu bi bàyyi nañ ko ndaxte gis nañu ne gouvernement bi mi ngi def ay effort saa bu ñu bëggee waxtaan ak ñoom dinañ ñu woo dégluñu. ca Kër Madiabel àll ba buñ ca waxut mën naa naax saay ndax nañ koy yàqee rawatina garab yenn gor ngir xeex lu ni mel nag mairie ba jël na dogal ñu xool këriñ ak matt nees ko mën a wuteelu rek di dëkk ci gor garab yoo xamante ni kon mën naa jàpp ni mooy saafara sa foofa ndax tàngoor wi ak nawet bi ni dëgmal loolu nag tax na ñu ut yeneen méthode yoo xam daal buñ ca jógee kon mbiram gor garab dina wàññeeku ca Kër Madiabel nekk fa la nga xamante ni ma kon moom mooy ca Saalum ba tax na am na ay financement yun jox soxna yi ngir jàppale leen ci wàllu Pape Mbaye Diaw ak Fally Gueye. forêt Kër Madiabel jamono jii kenn xàmmeetu ko garab ya fa nekk rek nit ñi dañ koy dagg ngir def ko matt loolu nag indi njàqare ci autorités municipales yi. N'oubliez pas que nous avons là une forêt. ku ne xam na ne forêt bi bari woon na ay garab lool te loolu daa bokkan ci li nga xamante ni dafa baax ci dëkk bi waaye fi mu ne nii forêt bi nit ñi ñu ngi koy dagg te loolu baaxul ci askan wi. de dégrader cet environnement. ci commune boobu nga xamante ni zone agricole la nag xolliti gerte yi daal di fay bari lool ba tax Abdoulaye Diatta di xamle ne ñoom ñi ngi wut ay pexe ngir rek xolliti gerte yooyu ñu mën koo def këriñ su ko defee rek ñu mën a préserver forêt bi. fan yële passé rek yaakaar naa ci mois de mars bi la dañoo toog ba 22h ñu téléphoné ma nee ma fi ñuy xoolee gerte mu ngi lakk ñu
taxaw ci taxaw bu gaaw nag parce que lakkum xollitu gerte moom musiba la waaye xollitu gerte yooyu ñëpp xam nañ ne comme mu ngi ci parce que mun nañ ko soppi këriñ bu ñu ko soppee këriñ ki koy soppi këriñ mu ngi liggéey. gannaaw projet de développement yooyu nag meeru Kër Madiabel daal di jébbal groupement jigéen yi benn financement ba toll ci 27 millions. ca Daara Jolof foofu it am na luñ fa yëkkati ngir rek jàppale jigéen ñi rawatina kon xeex yàq gi ci xew-xew yi rawatina rek kon koppar yi nga xamante ne saa yi dañ koy jël di ko caxatee loolu nag tuddee nañ ko plateforme ëttu jigéenu Jolof loolu nag tax na rek muy kilifa diine yi dugal ci seen loxo ngir daal liñ tuddee ay cérémonie familiale di ay xew ñu bañ a yàq koppar yi dimbale jigéen ñi nag jox leen ay bëy wala tamit ay tool yu ñu mën a bayee Mamadou Moustapha Ndiaye. ngir dakkal yàq gi ni faral di nemmeeku ci xew yi gunge jigéen ñi bañ mën a demal seen bopp jigéen ñi nekk ci département bu Linguère dañoo lancé benn plateforme tippeeko ëttu jigéeni Jolof. jigéen ñi liggéey bi ñuy liggéey yépp ay at benn bés mooy ñëw ñu yàq ko muy cérémonie familiale muy takk yi muy ngénte yi muy nganale yi yu bëri yoo xam ne jigéen ñaa ngi ci yàq boo xam ne jéggi na dayo dem na tey ba nga xam ne jigéen ñi mënatuñu denc dara te mais lu si bëri si xew yooyu lañ koy jëmale. cérémonie de lancement bi amal nañ ko ci Daara Jolof ñu prox ndollu si lancé ci concept bi muy benn jigéen benn tool benn jigéen benn xar. Jolof dëkku sàmm la ñu fexe fa nga xam ne jigéen ñi tey warugar boobu ñu la doon andi nga jënd sa doom sa goro jëndal ko si benn gàtt wala ñaari xar nga xam ne benn su ko yaree dina ko jar tabaski jaay ko tabaski wala mu sax jox ko tabaski dina ko jural yeneen i gàtt muy une femme bu nekk un mouton une femme bu nekk un champ. secrétaire général bi nga xam ne ni moo nekk ci kuréelu imam yi di xam ne yàq lislaam moo ko njëkk a tere moo tax muy ñaan askan wi ñu war a jatu ne soccet ngir xeex lu ni mel kilifa aada yi fas yéene boole seen doole ngir jëlee ko fi. waaw ñun imaam yi gis la ko loolu ban ko waxee kat ñoo nekk kon ci li ci sàppi su njëkk si war koo taxawee démb maa ngi xutba ci can yi ak gaspillage yi ci bés yi ak li ci yàq alal ak li ci islam wax ba sax même sama ajo bii di ñëwaat ci loolu sax ci lañ koy defaat ci la ci gaspillage yi nga xam ne moo ne ci takk yi ak ceytaan yi. ñun député yi am nañ ci engagement bu rëy parce que yàq gi am ci cérémonie mais xam nga am réew bu aadawoo yenn yi pour dindi ko dafay jafe waaye ci nànk-nànk ak waxtaan di def ay kuréel ci communes yi ci département yi ci région yi mën na dem ba egg national. ngir gën a yaatal xeex bi daañu tàggat ay relais communautaire ngir ñu wër ci gox yi fasantikoo ci biir Jolof ngir sensibiliser population bi ci kuréel gi ak li ko tax a. jërëjëf Mamadou Moustapha Ndiaye ñu wax ci wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw maa ngi lay nuyu. maa lay fay Chérif Dia. am na lu bees ci mbiram Idrissa Gana Gueye. coowal Idrissa Gana Gueye fi mu nekk nii nag waa fédération française de football dañ ci dugg ndaxte commission éthique bu 3F moom moo ko convoqué moom daal li ñu bëgg mooy Idrissa Gana Gueye ñëw wuy si leen expliquer lan moo tax nanguwul sol maillot boobu nga xamee ni moom la équipe yëpp soloon ci week-end bi ca 37e journée bu championnat bu France ngir xeex loolu ñuy wax homophobie jagleel ko waa LGBT waaye nag déggaguñ ci position Idrissa Gana Gueye ci mbir moomule waaye fii ci Sénégal nag ONG Jamra ñoom àddu nañ ci imam Mame Mactar Gueye plutôt bi nga xamee ni moom mooy nekk vice-président bi moom nekkoon ganup info matin nee na daal attaques yi nga xamee ni jóge na ci Valérie Pécresse moom naqarlu na ko lool moom bi nga xamee ni fii ci Ndakaaru université Cheikh Anta Diop bu Dakar dañ ko fi taboon def ko docteur honoris causa loolu ca 2015 la woon mu ne nag distinction boobu dafa dëppoo ak valeurs yi nga xamee ni ancien ministre boobu ca France ma ngi koy défendre jamono ji moom Mame Mactar Gueye ñu teewlu ko ak Chérif Dia. nañu fexe ba Idrissa Gana Gueye bañ a wéet ci xeex bi dinañ ko jàppale incha allah ajjuma dinañ ko defar ay zikr ginnaaw salaatul juma bi waaye yemuñu ci loolu dinañ tàmbali di mener une campagne nationale et internationale pour àddina bi yëpp xam ne Valérie Pécresse bi yëkkati kaddu yi ñaaw yooyu jëmale ko ci Idrissa Gana Gueye yëfu goree di la def parce que bu ñu fàtte ne le 6 mars 2015 Sénégal dafa ji Valérie Pécresse teraanga ju réeréeréy mooy bés boobu université de Dakar dafa am benn lël bu ñu woote woon boo xam ne moomu lañ ko ndeyale woon thème bi moo doon modernisation université ak valeurs yi nga xam ne moom la université incarné ba jataay ba jeexee
ci loxo Ibrahima Thioub bi nekkoon recteur bi ci la ñuy yëkkati distinction bi gën a kawe au niveau universitaire mu di docteur honoris causa jox ko te moom bu mu fàtte ne bés boobu valeur yi Idrissa Gana Gueye di défendre tey moo doon thème conférence bi na am ngor nag gu day ni comme que mu ngi gàntal Idrissa Gana Gueye le droit de défendre son identité culturelle et religieuse na am ngor gu day ni docteur honoris causa boobu ñu ko jox te yemul ci docteur honoris causa rek maanaam diplôme baa ngi ci insigne bi ak titre yi na am ngor delloo ñu ko. ba léegi dañuy des ci coowal Idrissa Gana Gueye boobule ak sénégalais yi nga xamee ni jot nañ ci àddu ñoom daal jàpp nañ ni naxaru nañ position bi nga xamee ni yenn ci homme politique français yi ñi ngi koy am ñuy fësal seeni soutien kii di Idrissa Gana Gueye dañ leen di teewlu ci micro trottoir bi nga xamee ni Aminata Mbaré Sow moo ko def. Pour moi, il n'a pas signé au PSG pour ñuy critiquer ay choix am. À mon avis, c'est un joueur. Son mission, c'est de jouer le foot. En fait, son objectif, c'est de jouer le foot. À part ça, ay kiwam, ay genre, ay position, ak ay genre valeur am, ay principe am, je pense dañ ko war a respecter quoi. dañ nekk di ñu nu ma ko mën a waxee mooy dañu nekk di ñu xoqatal di ñu imposer loo xamante ne nii du dëgg du yoon moo tax à tout moment ñun nous sommes prêts pour jàppale Gana moom franchement parler. voilà maintenant lu ñuy mettre la parce que football dafa nekk cercle boo xam ne dafa am yoo xam ne amu ci place voilà gis nañ fi daaw la France bañ waxee ne mouvement Black Lives Matter comment dirais-je Ligue française dañu refuser ne duñ plier genou bi ci terrain bi et pourtant. kenn fustigé wu leen dara. Voilà, en tant que Sénégalais, man personnellement, rafetlu ma ko quoi parce que budul dara, on est musulman, moi je suis musulman et la chose pour laquelle on est en train de dire du mal de lui, pour moi, c'est genre toutes les religions, notamment la religion musulmane anonymisée. Donc, étant musulman, il a parfaitement le droit de rester fidèle à ses principes. li ñu wax rek mooy il n'est pas seul wéetu si ñun sénégalais yi ñun ñëpp ñu ngi ànd ak moom jeunesse bi muy mag ak ndaw lépp voilà affaire borom ñaari tur yeeg affaire yi mooy lu ñuy wax rek en tout cas voilà amu fi place on est des sénégalais on est des musulmans même pas les musulmans même dans d'autres religions du loo xam ne dañ koy nangu di ko. te man mi en tant que sénégalais aussi dama koy soutenir. Gana, tu as mon soutien total gis naa ne aussi sénégalais yëpp noonu lañ ko soutenir. ngir compléter information boobu ci Idrissa Gana Gueye rek jàpp leen ni conseil d'éthique bu fédération française de football dañoo proposé Idrissa Gana Gueye ngir mu sol maillot boobu mu doon bañ a sol ngir rek dakkal débat bi. ñu wax ci 8e finale coupe du Sénégal di tàmbali tey jii nag ak derby bu am solo boo xam ne fële ci Rufisque lay amee derby boobu nag mi ngi dox ci diggante AGEL bu Rufisque di dalal Génération Foot ñuy njott ni rek ni match bu am solo lay doon ndaxte gis nañu compétition bi mu commencé ba léegi ay match yu serré la ñuy nemmeeku ci équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci élite bi ak yeneen équipe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci division yu ndaw yi dañuy wax ci Ligue 1 bu Sénégal ak Casa Sport mi nga xam ne jamono ji moo jiitu am 5 points d'avance ci ñaari équipe yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam équipe bi nag ñeenti journée moo des ci championnat bi ngir rek mu yaakaar gagner titre bi lan moo tax ren Casa Sport taxaw ci ñu jot a interroger jàpp ni effectif bu jeune collectif bu huilé ak stabilité bokk na ci ingrédients yi tax équipe bu Ziguinchor bi nekk ci boppu classement bi ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra. Casa Sport jege na raaya Ligue 1 bi ginnaaw ñaar fukk ak ñaari journée club bu Ziguinchor bi am ñeent fukki poñ ak ñaar fukki ak benn ndam juróom-ñeenti nul ak ñaari défaite képp ba tax na mu jiitu ci classement bi rawee ki topp ci moom juróomi poñ. collectif parce que bon am na ay joueurs yu baax mais sinon joueurs yi dañu xamante donc football bi day gën a neex ak stabilité parce que entraîneur bi moo fi nekk moo yoroon xale yu bëre moo leen yoroon petite catégorie U17 ak U20 donc daf leen xam daf leen miin mu am groupe boo xam ne leader bi mooy gardien bi daaw gagné coupe du Sénégal senior mais déjà gagnoon nañ ñeenti coupe du Sénégal entre cadet ak senior ak junior. bi aussi boo xoolee région la boo xam ni
dafay regorger de jeunes footballeurs donc vivier la bu mag da ngay gis ni souvent dinañu defar ay joueurs région de Casamance day regorger de talent muy feeñ ba ci sunu équipe nationale U17 U20 ba ci A bi même. am itam yenn joueurs yu fësal seen bopp ci biir collectif bi. mën nañu woo Lamine Diardiou mën nañu woo Ethan Tendin am na aussi Raymond Ndour Mohamed Camara tam défenseur central bi kooku joué match yu bëri ban au début de la saison gisuma ko mais gis naa ko contre Jaraaf gis naa ko contre ñeneen équipe aussi bon su continuer nii su accepté liggéey moom dina nekk défenseur bu baax ci football Sénégal. Casa Sport mën na def double coupe championnat ren ji alxames bi dina dalal Walidane ci 8e de finale coupe du Sénégal yi laata US Gorée di ko dalal ci 23e bésu Ligue 1 bi ci week-end bi. Cheikh Sadibou Diarra ñu jeexale ko ak finale Ligue Europa tey jii ci ngoon lay am nag nar a dox ci diggante Glasgow Rangers ak allemand yi di Francfort fële ci Séville lay amee Chérif Dia. jërëjëf Cheikh Tidiane Dia mbokk yi ñu dëkkale li gën a fas yéene kaa ngi ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ku nekk ci ñoom a ngay ràcc li mu mën di taf ci kanamu Aminata Touré ak kanamu Ousmane Sonko ñaari kanam yooyee ñoo nekk ci kanamu journal L'Observateur ubbil yéenekaay bi ginnaaw bi coobeeg mbaaloo beek yaama nekk maane la gi am ci seen biir ñoom waa Yewwi Askan Wi tukkee ci seen liste départementale bi ci Ndakaaru te ñu rejeté ko ca direction générale des élections L'Observateur nee nañu njiital parti Pastef di Ousmane Sonko tête de liste nationale bu Yewwi génn na démb ci ngoon wax ci li xew ab déclaration la def muy Khalifa Sall mi ñuy ŋawtee ci réew mi ci investiture di Saliou Sarr ak Déthié Fall yi ñuy jaaba jonge ñoom ñett ñëpp Ousmane Sonko ragal na leen seenub der ba mu set wecc bay xam le ne li leen dal ci seen liste bi ak njuumte la dañu koy nangu ndax nitay juum def nañu càgganteeg doomu aadama bali am dañu koy assumer mënuta dindi nag lu toll ne tarfatal ay ni ci fi ñu tegoon Déthié Fall ba ci fi ñu tegoon Saliou Sarr Ousmane Sonko ne seen liste bi ñu dàq lu recevable la te ñu yore élection yi ci réew mi bu ñu bëggee jàmm ci réew mi danañu ko recevoir moom maire bu Ziguinchor bi dolli ci ne askanu Sénégal waruñoo nangu toog di seetaan ay élection di am ci réew mi te liste Yewwi ci Ndakaaru du ca bokk L'Observateur nañu Ousmane Sonko fa mu daanele ay kàddoom fa la Aminata Touré jële ba wax ko moom it ay dëgg yu wex xat ay dëgg yuy tàkkate du fay moom tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ànd na démb ak gàngooram di task force bu mouvance présidentielle bi doon def ñoom it seenub déclaration Mimi Touré nee na waaye Yewwi Askan Wi ñoo def seen lu ne weng nañu ko assumer te bañ cee laaxaale kenn mu ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar gisuñu ci kaw suuf lu ñu mën a jaaxal Aminata Touré daaneel ci loolee yëkkati yeneen kàddu jagleel ko jeune réew mi bay sàkku ci ñoom ndaw ñi ñu bañ a nangu ñu leen di utiliser di leen def xeexukaay le témoigne nañu mbir yaa ngay jax ci diggante Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar Aminata Touré nee na Ousmane Sonko compagnie li ngeen di def nii da ngeen di sonal seen bopp rek yàqum énergie la ndax doomu aadama munta tee ba élection législative yi du am ci réew mi ci date bi ñu ko jàpp ci xët mu njëkk Libération ba tey moom Aminata Touré ma ngi fay wax ne Ousmane Sonko nangu na ba wax ko ci gémmiñam ne liñ doon tuumal direction générale des élections ñoom waaye Yewwi Askan Wi dara du ca woon dëgg source waa nañu kii di Ousmane Sonko fi mu nekk nii ab defante rek lay gis dem na démb bay wax ne président bu Sénat ku zanti woon la waaye li ñu bëgg moo di mu jóge fi na dégager ndax amatul mandat nee na it Macky Sall jaayante doole la xam ku bëgg mu may la jàmm donc ko ciy fekk si seen recours bi ñu war a yóbbu tey jii ca conseil constitutionnel Ousmane Sonko ne amu ci benn yaakaar ndax conseil constitutionnel magistrat yi ko jiite dañoo far te déewuñu njaaxaanaay réew mi quotidien bind ne Sonko tubayul na Khalifa Sall défendar ko ba setal ko direct news ne ko ak Déthié Fall moom it Ousmane Sonko setal na ko ba mu set wecc ci li waral problème yi ci liste départementale bu Yewwi ci Ndakaaru nee na tey la ñu gën a wóolu kii di Déthié Fall confiance 500% Les Échos xëy di ñu xamal ne Ousmane Sonko dal na ci kaw direction générale des élections solal Khalifa Sall robub avocat ba noppi chargé leader yi nekk ci coalition Yewwi Askan Wi am ay ñëgg-ñëggi xol ndax li ñu gisul seen bopp ci liste yi seenub liste ñoom waa Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru Sud Quotidien nee nañu du bokk ci élection législative yi orge direction générale des élections rejeté na ko démb ba xamal ko seenub mandataire national ci aw këyit ñàkk a wàccoo ak parité Sud nee nañu moo yàqal ñoom Barthélémy Diaz moom Barthélémy Diaz le vrai journal mi ngi ñuy wax ne ak ëllëgëm mi ngi wékkee ci verdict bi juge d'appel bi war a joxe tey ji ndax dañu koy faxasal ginnaaw mu dem libéré ko am ndax dafay wéy di am lante ak yoon vrai journal nee nañu tey ji la ci am lu leer Tribune di ñu fàttali ne juróomi ati kaso la procureur bi ne woon nañu ko tëj moom Barthélémy Diaz Barthélémy defoonub appel ngir bëgg yoon setal ko ba mu set wecc waaye appel bi mu def yéenekaay bi jàppoon ne risque bu mag la ci moom ñenn ci ñu mës a agressé ñoo ngi def ay témoignages ak di nettali ci l'Observateur ni ñu dundee seen agression ya kenn ci ñoom nee na waa l'Observateur dem na ba léegi bu déggee moto buy riir aw fitam day rëcc keneen ku ñu mës a agressé génneel ko paaka teg ko ci baat mi ngi wax ci l'Observateur ne moom lu métti lay dund dafay dox sax léeg-léeg mel ne kuy sentir paaka bu ñu ko teg ci baat
jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokkeen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ci kanam Mamadou Ndiaye ak Merry Bey dinañ ñëw ak yéen ci li gën a fës ci internet bi ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme mu TFM.